démocratie mën a taxaw jaar ci yoon. ku amul iman mënoo nekk démocrate. démocratie du saaga ak wax lu la neex ku la neex nga xas loolu du démocratie loolu ak reewande la. ma ne ku la neex nga xas lu la neex nga wax ci nga nekk koo xamee ni ki xale yi dañ lay roy ëllëg danger la. kon yéen ñi nga xamee ni yéenay def politique war ngeen a bàyyi xel ci ni ngeen di waxantee parce que xale yi yéen la ñuy toppandoo ëllëg te nag nit ki nag li mu mokk rek la mun tari li mu mokkal la mun tari kon nañ leen yaru diine ñoo ne ay jullit lañu jullit nag bu amee doom yonent bi nee na ko yaru diine seeni jikko na ngeen ko ñoŋal ba loo xamee ne lu jombe la duñ ko def te nag gis nga olof yi léegi déggatuñu olof xàmmeewuñu gor ak gore man gor laa ak ku gore nit ñi xàmmeetuñu ko géwél yi nag war nañoo góor ci loolu wax ko nit ñi ku lan mooy gor ak lan mooy ku gore gor ku ñaari gor jur rek gor nga defoo ci tus gor ku ñaari gor jur gor nga defoo ci dara loolu kenn du ko tiitaroo xam ngeen lu ñuy tiitaroo gore la ñuy tiitaroo ku gore day am principe ku gorewul du am principe wala de ku gore day am principe ku gorewul du am principe kon gore la ñuy tiitaroo moo tax mu nekk ci biir géej gi boo amulee paas dem Ngor toppal corniche yor sa course boot rek léegi nga yegg corniche yegg Ngor moox gore yam ñaari gor rek ñoo lay jur ko doon gor dafoo ci tous réew mi nag pour ñu mën a dem fi ñu bëgg ñun ñëpp dañuy gore pour ñu gore nag dañuy am principe dañuy am lu ñu jomb mais ku jombul dara doo kenn wala de waaw kay lépp loo xamee ne mag ñi daan nañ ko wax muy baaxal nit ñu xam ko nañ ko wax xale yi man damay jékki-jékki sax ruus ñu naan Baye Abdou moo fi daan wax léegi wax ma ne man loolu ñi koy wax xanaas amuñu seetlu lu mu néew boog bu Baye Abdou génne àddina waroon na fee bàyyi ñoo xam ne ci melokaanam bi mu meloon yaroon nañ ci ba am téeméeri bokk sax yoo xam ne mën nañoo mel ni moom ñu leen di tiitaroo ni ñii kat ci Baye Abdou la ñu mele nii mais zéro Baye Abdou rek mais Baye Abdou lu woon loolu Baye Abdou dañ ko yoroon ña ko yoroon bañ fi jógee ca lañ ko yoroon ci la nekk di wax ak nit ñi kon ñi mu fi bàyyi la mu doon wax yépp bu amul njariñ ci ñun war na noo seet suñu bopp xam ñun ñooy ñan Baye Abdou dafa waroon jur ay Abdou yu bare bari te nag sëriñ bu nekk suñu sëriñ yu baax yi bu nekk kenn ku nekk bu juróon loolu ñuy wax kon réew mi ñëpp baax koo ne doo jullit mu mer te nag kenn du ci def yëfi jullit koo ne doo jullit muy bëgg a rey boppam te kenn du ci def yëfu jullit soppante ba bëggantewuñu yéenantewuñu du ñu def dara comme nag waruñu ko mën defee foofu bon dañ ko war a yóbbu wëlbati ngeen dugal ko bopp ci wàllu sport yéen xale yi parce que toujours ngeen xeex ci terrain yi te nag discipline yooyu ngeen di gis benn bu ci nekk dafa am lu muy jàngale gis ngeen ballon ci boppam ab cax la pour nit ñi koy jëfandikoo composition bi lan la deru jàmbur la ñuy jël ak garab gu ñu gaañ def ci biir ngelaw ñetti ñu ànd gis nga déggoo gi ñu déggoo ñi mën football xam nañ ne bal soo ko bondelee day bonde xam nga lu tax muy bonde ngelaw mooy yëg ne ñaari xaritam yi laal nañ leen yëg gi mu yëg ne ñaari xaritam yi laal nañ leen moo tax muy bonde soo mu nee amortir
bal du bonde ba mu ne amortir dëggantaan bal du bonde te inde boo gis mooy xuz waati yéen arab yi xuz waati mooy am jox ma inde boo gis mooy am jox ma te dañu wax ne nit su tàmmee joxe tàmm nangu du rëy social la permutation day am ci biir terrain lu tax muy am soppante bëggante wóolunte yéenante bi ñu yéenante moo tax permutation mun a am wala du dëgg dee leen wax na dëgg la wax ok waay permutation ci biir terrain looloo ko sabab waaw kon xuz waati mooy am jox ma da ngay dégg ñu ne yàlla waxul ci football naa ko kay taawanu alal birri wa taqwa bu kenn ku nekk ma ne deful li yàlla santa defuloo loolu ñu wax équipe du am individuellement kenn ku nekk buy wane ne man damaa man rek du jox kenn bal bon day génn ci taawanu alal birri wa taqwa dugg ci wala taawanu alal ismi wal udwaan al ismi wal udwaan baaxul te ñun nag al ismi wal udwaan la ñu soxla daay man ñu ngi xuloo ñu ngi xeex soppante wuñu bëggante wuñu yéenante wuñu duñ def dara lu nit def ci lu baax ñu ne baaxul waaw kon fu ñu jëm waaye nit li koy taxu góorgóorlu muy bu defee lu baax ñu ne tabarkalla mu gën a defaat lu baax waaye jàpp nit ki sonal ko sonal ba bu toogee du xam fu mu jëm lekk du ko mën naan du ko mën ndax kañaan alxasuudu lañ yasuuda ku añaan du texe te li gën a bon ci anañ xam ngeen mooy lan seet leen ko ci an na bu ñu boyal ba mu yànj boo bëggee xam lan mooy kañaan li muy def ci borom an na bu ñu ko boyalee ba mu yànj ba gisatuñ ci xal wu ñuul xam nga lan mooy am xal yu xonq yi ñooy lekkante ba jékki-jékki rek xëy mu lépp dof dóom noonu muy defe dóom ku añaan noonu la kii bi rongé sa xol ba mu jeex nga xëy dee dem safara kon kañaan baaxul mu ngi bëgg a gudd te am na ñoo xam ne nii ndekkee gu ñu te dañuy ndekki ji ñi sant Sall ak ñi sant Mbaye ak ñeneen ñooñu xam naa dañuy bëgg ndekki ji kon léegi dañuy jéem a yamal foofa affaire bi ñaan yàlla defal ñu tawfiqul ilaahi ubbi bunti wërsëg yi dëppale xol yi waaw kay président de la république ak gouvernement ministre de l'intérieur mooy moom gisaguñu ko gisaguñu la de te ñun ci yow lañ bokk foog nga ñëw fii ñu gis la wala ñu wax la ñu waxoon am na ko waxoon ne man mi maa ko xeex kon président assemblée ñu ngi nuyu ñëpp ambassadeurs yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal maire plateau ñu ngi koy ñaanal collectivité lébu yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaanal man nag ci collectivité lébu laa bokk président na nga fexe wooñu ñun lébu yi ñun ndakaaru ñun ñoo ko moom looy wax ci ndakaaru wooñu am na yu ñuy dégg te neexuñu wooñu ñun lébu yi wooñu te am na lu lébu yi daan defal ñi fi jiitu collectivité lébu coutumier moo wax état ñooy ànd comme coutumier moo wax état ñooy ànd état na fexe ba wooñu lañ daan defal ñi fi nekk ñu defal ko ñi fi nekk président dégg nga li ma wax de lañ daan defal président yi fi nekk ñu defal la ko yaay président nag ñu woo ñu wax ci kon ñu def ñaan ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waa grande mosquée ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant léegi sama doom baay mu ngi na le toog ci pied bi ak sama beneen doom baay mu ngi fii man maag naaru Beyrut yi ñoo bokk baay ñoo bokk ndey ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di ñaanal ñu ñaan yàlla defal leen tawfiqul ilaah ñun ñëpp ñu bokk ko ñu dàng salaatul fatiha kursi yu qul wallahu ahad qul a'uuzu bi rabbil falaq qul a'uuzu bi rabbin naas salaatul fatiha ñaan yàlla defal ñu jàmm ci réew mi yàlla mën na ko sañ na ko yàlla defal ñu ko اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر بالله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العالمين الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم قل الله أحد
barakati nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. asalaamaaleykum wa rahmatullah. baal leen ñoo xëy yéen ñëpp. waaw mu mel ni nag li nga xamante ne moo di julli korité bi jamono ji discours président rek moo si des fii ci grande mosquée bu Ndakaaru gannaaw ba nga xamante ne imam bi joxe na li nga xamante ne ñaari rakka yi ba noppi daal dinay dellu si ci li nga xamante ne moo di xutba bi ci xutba boobu nag mu am ay poñ yu bëri yoo xamante ne dellu si na si waaye laata boobu rek ñu des ci image yi nga xamante ne ñu ngi koy gis ni muy président de la république bi nga xamante ne mu ngi saafonteeg jamono ji ak ñi nga xamante ne ñoo di askan wi. ci loolu ñu gis imam bi mu ngi nii taxaw ak président bi ak ñenn ci membre gouvernement bi ku ci mel ni ministre de l'intérieur ak i ñeneen le ministre d'État Mbaye Ndiaye naka noonu. kon nag bu weesoo ñooñu ñu gis ne tamit askan wi tamit teew nañ fi ñu ngi nii ku nekk rek bëgg a jox loxoom ki nga xamante ne moo di njiitu réew mi comme niñ koy baaxoo di defee fii ci biir Sénégal chaque fête korité wala tabaski dañuy saafonteeg suñu biir baalante ak ñaan yàlla mu jégal ñu ci suñuy bépp rëcc-rëcc. muy loo xamante ne nag tradition la muy loo xamante ne nag lu ñu yàgg def la depuis maam yi ba léegi tey ñu koy baaxantal ci ñi nga xamante ne ñoo fi nekk. kon nag jamono ji président de la république mu ngi wéy di saafonteeg ñi nga xamante ne ñoo di population bi xam comme ni ngeen koy gisee nii nag président de la république xam na léegi mu jël kàddu ngir daal di wax jëmale ci ñi nga xamante ne ñoo di askan wi comme ni nga koy faral di defee. kon nag gannaaw bi julli bi jeexee nag xam naa dinañ am benn imam fii ci grande mosquée buy ñëw rek ngir dellu si xutba bi daal di ñu koy résumel nu mu gën a gaawee. ci loolu xam naa rek dinañ dalal ki nga xamante ne moo di imam Baye Laye Dieye nekk imam fii ci grande mosquée bu Ndakaaru ngir mu dellu si rek ci fi li nga xamante ne moo di xutba bi. waaw imaam gannaaw bañ la nuyoo ba noppi imaam ñu bëggoon rek nga dellu si ci li nga xamante ne mooy njëriñu xutba bi nga xamante ne tey imaam wax na ko soo koy tënk rek ci ponk yi nga xamante ne ci ponk yi nga xamante ne imaam bi def na ko looñ ci mën a wax balaa président di jël kàddu. ci wàllu arab da ngay gis ne Monsieur le Président de la République, après les concertations sur le pétrole et le gaz, souhaitez-vous poursuivre le dialogue? Je voudrais, en cette cérémonie, en cette occasion de la fête de l'Aïd, après un mois de pénitence, d'abstention, d'abstinence, rendre grâce à Dieu et prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
prier également pour le pays, pour sa concorde, son unité. Saluer les autorités religieuses de notre pays qui jouent un rôle d'une importance capitale dans la construction de l'unité nationale, mais aussi dans une meilleure pratique de l'islam, qui est une religion du juste milieu, une religion de paix et de tolérance. Le Sénégal a la chance d'avoir connu un islam modéré, un islam de paix, de tolérance, de concorde. Cela, nous le devons en partie à nos confréries. Et c'est pour moi l'occasion de saluer l'ensemble des khalifes généraux, aussi l'ensemble des familles maraboutiques et l'ensemble des fidèles musulmans. Au-delà, je salue l'ensemble des Sénégalais et de la Oumma en cette journée de Korité. Mon rôle en tant que président de la République, c'est de conduire aux destinées de notre pays dans la voie de la concorde nationale, dans la recherche d'une unité nationale consolidée. La raison pour laquelle j'ai fait du dialogue une méthode de gouvernance. Le dialogue a débuté tout au long de ma présence à la tête de l'État par le dialogue sectoriel dans des secteurs d'une importance capitale, l'éducation, l'enseignement supérieur. Le dialogue autour des territoires a été mené. Aujourd'hui, j'ai lancé une concertation nationale sur la gestion des ressources pétrolières et gazières. Il n'est jamais trop tard pour apporter sa pierre à l'édifice, apporter sa contribution. Je voudrais d'abord saisir cette occasion pour remercier les forces vives de la nation qui ont répondu à ce dialogue et qui ont apporté des éclairages, qui ont émis des vœux. Et naturellement, nous tiendrons compte de toutes ces préoccupations dans les formulations qui devront être retenues dans le projet de loi qui sera présenté prochainement. Mais il n'est jamais trop tard de continuer à apporter sa contribution dès lors qu'il s'agit d'une question nationale qui n'est pas partisane. Le dialogue autour des questions nationales doit pouvoir faire, en tout cas, l'unanimité, dès lors qu'on travaille pour l'intérêt national. Et j'ai bien retenu le khutbah de notre imam, Ratib, Raji Alun Sam, que je salue également, à propos de ce que doit être le comportement du musulman, de ce que doit être notre attitude les uns envers les autres. Je pense que cela a été un enseignement qui mérite d'être souligné. Et j'ai aussi bien retenu la parabole du football. Je sais que l'imam certainement a été un des grands pratiquants à l'époque, certainement. Je lui disais normalement j'aurais pu l'amener à Moscou pour qu'il fasse vraiment un message à nos joueurs, parce que ce qu'il a dit aujourd'hui, tiré des enseignements vraiment élémentaires du football, mais il en a développé des valeurs que tout musulman, que tout être humain se devrait d'appliquer. ginnaaw bu ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñu mayee ñu fekkee waat ba si korité bi tey ginnaaw weeru koor nekkoon weer woo xam ne kenn ku nekk si jéem a góorgóorlu si leen ko sant di nekk ba wante ak may ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu may ñu xolu mën a baal waaye xolu it di ñaan njéggal maanaam di ballu ak ñëpp ndax bés bi moo ko laaj waaye di balit ak ñëpp te di ñaan yàlla aussi ñi nga xam ne tey xëy na seen yaram dafa sutante yàlla may leen jàmm ñi nga xam ne dañu am ay jafe-jafe àdduna suñu borom aussi teggil leen ko di ñaan yàlla it nawet bi ñu dëgmal suñu borom def ci barke nga xam ne lii génn ci daaw ba ñu ñaan yàlla may ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo suuf si muy béykat yi ñu muurloo ko
ñu tàllalaat ko suñu loxo ci nawet bi ñu dëgmal réew mi nag ala kuliyaalin wax du fi mën a ñàkk waaye li am solo mooy fu ñu jëm ci li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk war nañ mën di ci déggoo di ci waxtaan loolooy waral may woote du ñàkk am ku ma waxtaanal en tant que président de la république kuréel yëpp mën naa waxtaan ak ñoom waaye nag du tere lu ne loo xam ne dafa war a laaj avenir u réew mi dafa concerner avenir u réew mi danañu laaj ku nekk sa xalaat soo ko mënee nga joxe ko boo ko mënul itam xalaat yi ñu taataan déjà doy na pour ñu tënk li nga xam ne mooy njëriñu réew mi donc loolu du ma tay si di ci woote ku ci wuyu si alhamdulilah ku ci wuyu si wul it du tere ñun suñu dox dinañ ko dox waaye donc maa ngi waxaat wàllu pétrole wàllu gaz loo xam ne réew mi yëpp a ko bokk buñ ko politiquer ndax président daf fi toog diir bi mu fi war a toog dem yoonam keneen ñëw waaye li nga xam ne nag mooy koomu réew mi loolu buñ ci waree waxtaan jàpp naa ne ñëpp war nañ ci mën a indi seen xalaat ak seen xam-xam ñu xool li ñu si jëfandikoo mu des nag li ma ko waxee bu waxtaan amee imam mu ñu ci koy fàttali bu dogal jotee nag ki war a dogal mooy dogal loolu itam buñ ko di fàtte waxtaan moom baax na trop waaye nag décision moom ki nga xam ne moom la yàlla dënk décision moo ko moom su boobaa tam ñu bàyyee ko ba diiru renouveler loolu jot réew mi tànnaat rek ki mu gën a wóolu ki mu jàpp ne xëy na moo gën a yelloo kóolute googu ñu delloo ko muy baat bi donc waaye en attendant nag loolu mooy li fi am te it lu rafet la ndax ci àdduna bi jafe na réew yoo xam ne lu ñëwagul ñu waxtaanee ko yaatal ko ku ne joxe ci sa xalaat su ko defee nguur gi nga xam ne gouvernement bi mooy doxal loolu dina xam en tout cas fu mu war a teg tànkam ak li nga xam ne mën na ko moytu loolu njëriñ rek lay doon ci réew mi kon ñu ngi sant bu baax a baax wax Sénégal nag yàlla daf ñu baaxee lislaamu jàmm ak salaam lislaamu xam-xam te fii mag ñi wax dëgg yàlla dañu jàng tarbiya bàyyi fi ndono loolu nag mu ngi law te moo waral jàmm ji am ci réew mi ak dal gi am ci réew mi lu am solo la donc loolu damay sant di gërëm di ñaanal kilifa diine yi nga xam ne tey ñoom ñooy dox ndono loolu parce que jamono ju ne dafa am ñuy incarner loolu tey mooy suñu kilifa diine yi di xalif yi di imaam yi di borom daara yi ndax ñoo ñuy jàngal suñu bopp jàngal ñu suñu lislaam jàngal ñu fu ñu war a jaar te Sénégal damay wax saa yu ne li fi am ci capitalu xam-xam ci lislaam wax dëgg yàlla soxlaatuñu jéggaani leen li fi am buñ ko toppatoowee sàmm ko yaakaar naa ne duñu naw benn réew loolu nag lu jar a sàmm la moo tax ñu ngi ñaan yàlla sàmm kilifa yooyu la sàmm réew mi sàmm waa réew mi di sant daal suñu borom di ñaan it nawet bi yàlla defal ñu ci jàmm ak salaam maa ngi gërëm ñëpp di ndokkale ñëpp ci bés bi wasalaam. waaw mu mel ni kàddu gi leer na président de la république dellu si na ci bés bi nga xamante ne moo di korité bi saafoonteeg ñëpp baal ñëpp ak waaye tamit daal di baalu ñëpp ak di dellu si li nga xamante ne moo di concertation yi nga xamante ne mooy waxtaan bi ñu jëmale woon ci wàllu